alarba juróom-benni fan yi tabaski atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm ci xibaar yi marax gi li ci gën a fës ca diwaanu Tëngéej ca Nord foofee nag ñàkk déggoo gu tar dox na diggante liggéeykat yi ak ki nga xam ne moo di seen maire Assane Kassé ñi nga xam ne ñoo di intersyndical bi nag dañoo joxañ baaraamu tuuma dañ fa daal di dàq fukk ak ñaari liggéeykat di ñoo xamante ni bii nag dañ leen dàqinu jaaduwul loole nag dëppoo ak li nga xam ne moo am buñ sukkandikoo si ñi nga xam ne ñoo yor bokk moomeel ga seen i kàddu si njëlbeen xibaar yi ak ki nga xamante ni bii moo di Babacar Seck dinañu wutali ci diwaanu Saloum sa Nioro ak li nga xam ne it moo jëm si dindi xorom ci suuf si loolee nekk na loo xam ne soobu nañu ko toll si juróom-ñett fukk ak benn milliard yoo xam ne bëgg nañ ko see dugal jëwriñ ji nga xamante ne bii mbaalum ndox mi amal na fay tànki nemee ko ànd ak ñi nga xam ne ñoo yor mbaalum doxalinu réew mi ngir mu jëm kanam di plan Sénégal émergent nañ ci ànd ak Adama Sarr ak kàddu yi jëwriñ ji Serigne Mbaye Thiam si biir xibaar yi laataa ñu jeexale ak tàggat yaram moo gën cee fës nag wàllum basket Boniface Ndong mi nga xam ne tekki nañu ndombal tànkam ci bopp équipe nationale bu Sénégal nekkatul ki nga xam ne moo di sélectionneur ba ginnaaw li nga xam ne moo xewoon foofee ca diwaanu Égypte nee nañu résultat yam fa am baaxul waral nag ñu jël googu leen ndogal mbokk yi lii mooy li gën a fës si biir jotaayu xibaar ñees gis ñu def si faram fàcc. dañ koy door rek lañ ko jiñee sa bopp ba wutali fi nga xamante ne bi moo di diwaanu Tëngéej Nord ñi nga xamante ne bi ñoo di liggéeykatu bokk moomeel ya nag dañu daal di joxoñ baaraamu tuuma Assane Kassé mooy maire ba nee nañu dañu daal di dàqul tool ci fukk ak ñaari liggéeykat ñoo xamante ne bi ñett ña dañoo am CDI ak juróom-ñeent ñu am CDD dàq goo xam ne jaaduwul ñu koy naqarlu seen i kaddu si ki nga xam ne moom lañ ko dénk Fatou Thion ñu teewlu ko si micro Babacar Seck. Sunu maire Nord. maire Assane Kassé moo ne salaamaaleykum ñu ne maaleykum salaam mu commencé dàq ak di teg pression nit ñi dàq ay agent dàq ay contractuel suspendre seen i contrat ñu du mobiliser nag pour loolu faju parce que wax dëgg yàlla kaay ngay xëy di liggéey saa yoo xëy fekk ab huissier toog bu jàkkaarloo conseil municipal naan agent yi fi ne mérité wuñu seen i salaire loolu daanaka saaga la pression boobu lañ dul mën a dundati duñ ko nangu duñ ko accepter di dundal njaboot nga xëy suba licencié sans préavis sans demande d'explication sans mise à pied du dara dàq naa la bind ko signé ko li ci pare nag mooy Assane Kassé day toog mu toog ñu xam ne agents municipaux yi faut pas les traiter en parents pauvres duñ ko nangu ñoom ñooy lu fi nit di lekk ci mairie bi lu fi nit di lekk wala lu fi doxal ab mairie ci agent yi ñoo koy liggéey ab maire du wàcc sur le terrain di fay ko juuti ab maire du dem ci canal kon du ñu sonal bu ñu bëggee ñu liggéey ak ñoom nee nañu am na ñu fi nekkoon du ñu liggéey loolu maire yi fi nekkoon suñu yoon nekku ci ñoom maire yooyu ci d'accord woon tey ñoom bi ñu ñëwee nañu leen jox liggéey ñu liggéey kenn affecté wul agent yi kenn joxul leen liggéey kenn responsabilisé wu leen. mbir ya demewul noonu dëgg buñ sukkandikoo si premier adjoint maire ba di Abdourahmane Touré Ndiaye mi nga xamante ne bii mu nga xam ne ni kenn la ñu dàqate dafa def njuumte lu rëy juróom-ñeent ñeneen ñoo xamante ne bi dañoo daal di téye seen salaire ndax mosuñu leen gis si ñu liggéey fi nga xamante ne bi moo di sa maire bi ay kàddoom moom premier adjoint maire bu Tëngéej Nord ñu teewlu ko ci micro Babacar Seck. waaye kii moom mënuñu woon ñàkk am parce que dafa def lu jéggi dayoo ñëw nañu mu manque respect maire. ñëw nañu mu saaga fi ay nit ñëw na ci mu menacé fi ay nit menacé de mort laa wax ni je dis bien je pèse bien mes mots il a menacé de mort le chauffeur du maire voilà léegi nag apparemment quand on a étudié la question ba ñu xoolee mbir mi gis nañ ni c'est un récidiviste il est coutumier des faits te nag institution bi soxlawul nit ku mel noonu te dañu soxla liggéey ci jàmm ak ci dal soxlawuñu ko fi nekk di terroriser nit ñi wala di xoqatal nit ñi moo tax ñu séparé wu de lui après toutes les démarches nécessaires. li am kay mooy am na juróom-ñeent ñoo xam ne ni moom seen salaire dañ ko téye li tax ñu téye ko mooy juróom-ñeent yooyu kenn xamu leen ba ñëwee xool ñi fi nekk kan ma fiy xëy ku dul xëy ñu woote ñëpp juróom-ñeent ñooñu kenn xamu leen ginnaaw xamuñu leen te ñu ngi fayeeku nañ leen téye seen salaire ñoom bu fekkee ay nit lañu dañ ñëw bu ñëwee nag après ñu xool benn ñaar mooy fekk nañ fi aussi lu mat 27 agent maanaam ñaar fukki agent ak juróom-ñaar yoo xamante ni
bis bu nekk dañuy xëy toog lu ñu def dara donc loolu yëpp fekk nañ ko fi ak yeneen ñoo xam ne vraiment jéggi na dayoo bu ñu fa tolloo dañ def un rapport exhaustif incha allah communiqué ko ñëpp xam ni xew mais ñu ngi ci yooyu yëpp incha allah. ñu wax lu jëm si wàccaayu tabaski gi ak jëriñ yi nga xam ne mooy wàllum càmm gi Aly Sele Diop di wéy di daral xel yi ne gàtt yi mat nañu sëkk si li nga xam ne moo di daral yi te koy demit boo yoree njëg li nga xam te ne bi moo jàppandi di nga dajeek jur gu jàppandi si sam njëkk ay kàddoom Aly Sele Diop ñu teewlu ko ak bu dal njaaj. foraay bi ñu fi ñëwee daaw ak bi ñu fi ñëwee ren wuute na bâtiment bi ñu fi ñëw daaw fekk na mi ngi woon en phase de construction tey pare na ba ñu ngi koy jëfandikoo foraay bi muré nañ ko lépp loo xam ne liñ ci jublu ñoom liñ ci jublu mooy également améliorer cadre bi nga xam ne ñi fi nekk ñu ciy liggéey may wax ne ci wàllu tolluwaay bi nga xam ne dañ ko toll ci tabaski parce que damay fàttali ne dama fi ñëw tey ci tournée boo xam ne dama koy def muy tournée tabaski fi may waxanteeg yow tey maanaam bii démb daal parce que boo compté tabaski desoon na juróom-benni fan li nga xam ne dugg na fi ci ay xar ci rëddu Sénégal waxuma foraay bii rek waxuma foraay Daara waxuma mais rëddu Sénégal li nga xam ne ay jur la goo xam ne wommat nañ ko ba mu agsi ci daral yi ñu leen di jaayee bi ñu ko xaymaa toll na ci 748 000 daaw ci waxtu woowa bi tabaski gi desee juróom-benni fan tolloon na ci 736 000 daanaka muy li muy tekki mooy li fi nekk ci jamono jooju ren moo ëpp li fi nekkoon daaw. ñu wax ci leneen loo xamante ne bii dañ koy yittewoo bu baax si li nga xam ne mooy tabaski gi di soble ak pomme de terre lim bu doy it am na ci li nga xamante ne bii moo di jaay buñ sukkandikoo si ki nga xamante ne bii mooy saytu njëg yi ni muy tëddee si makaanoon njëriñ jër wàllum njaay mekk njënd mi lu toll si ñeent fukk ak ñetti junni tonnes yoo xam ne am na si pomme de terre yi dina nekk loo xamante ne bii jàppande na si jaay yi donte nag njëg yi am na ak yokkute goo xam ne li ko waral mooy denc bu yàgg bi buñ sukkandikoo si Amadou Abdoul Aziz Sy ay kàddoom ñu teewlu ko ci micro Babacar Seck. marché bi am na soble am na pomme de terre démb lu ñu calculer am nañ 46 395 tonnes yu nekk ci chambre froide ci mois bi 1er juin ba démb jaay nañu 11 000 tonnes 340 alors consommation Sénégal 7 500 tonnes le maximum donc ce qui veut dire que marché bi am na soble am na pomme de terre léegi nag nit ñi lu ñuy wax depuis 2 jours mooy que prix bi dafa cher or nit ñi il faut ñu comprendre que pomme de terre bu ñuy jaay léegi ci chambre froide la jóge te def nañ ko chambre froide durant 5 mois 5 mois chambre froide soo branché sa frigo ak soo branché wul sa facture du nekk benn donc 5 mois chambre froide dafa cher et loolu il faudrait que prix bi supporte soble bu ñuy débuté campagne soble am na Sénégal yëpp te condition production yi du benn da ngay branché fii sa machine ci rivière ou bien nga branché ko ci fleuve mais actuellement ay forage la ñuy utiliser ay ndox robinet pour béy soble bi donc facture bi day gën a cher su facture bi cher nag nit ki lu mu frais da koy def ci facture am or société aussi toog nañ après 5 mois béykat yi di jooy di wax ñoom mënuñu jaay prix bu baax parce que ñoom ñëpp dañu góobandoo en même temps indi ko ci marché bi prix bi daan actuellement prix bi yokk na tuuti bon nit ñi aussi nañ leen bàyyi ñoom aussi ñu respirer ñu mun a am dara. foofee santé marché intérêt national bu Diamniadio la ñuy daal di desandi ak li nga xam ne moo daal di woyofal jafe-jafe yi nga xamante ne bi béykat yi soble yi doon nañ ko dund ci réew mi maanaam bay loo xam ne day mujj yàq seen loxo ndax amuñu fu ñu ko denc tàmbal nañ leen a dencal lu toll ci téeméeri junni wala bon junni tonne yoo xamante ne bi mën nañ ko denc foofee sa jeeya te du nekk loo xam ne day yàqu dinañ ko mën a jëfandikoo waat loole daal di woyofal bu baax baax jafe-jafe yi nga xam ne béykat yi ñu ngi ko doon dund Mamadou Abdoulaye Mbaye mooy directeur général bu marché intérêt national bu Diamniadio ñu teewli kàddoom ak Babacar Seck. ndaxte madame le ministre dafa gis jafe-jafe yu producteurs yi di jànkonteel ñu gis chaque at rek dëgg yàlla soble bi dañ koy gas di ko tuur
mu nekk loo xam ne vraiment président Macky Sall daf ko metti lool mu instruire ministre du commerce ne ko daal bëggatuma loolu mu am moom tamit si saa si rek mu dajale nu man ak sama collègue yi monsieur Driss Diallo moo jiite organe récépissé d'entrepôt ak monsieur ak directeur bu ARM. donc ñun ñu ànd lëkkaloo joxante loxo naam marché d'intérêt national ubbi jotagum sax mais soreetul ndax d'ici digg juillet bi dinañ tàmbali joxe magasin yi mais nu ne daal dinañ autoriser vraiment soble bi conseil d'administration bi aussi jàppale ma si jox ma si ndigal nu autoriser soble bi nu indi ko fi stocké ko soble bi ngeen gis ñëpp daanaka tey rek lu toll 1000 tonnes d'oignon dinañ ko stocké fii ndax camions yi mi ngi jógee si tool yi di indi mais lu yéeme si mbir boobu mooy oignon boobu dafa naroon yàqu. loo xam ne la da nga ko noonoon gas di suul léegi nag si sunu collaboration ak ndigalu ministre du commerce oignon boobu tey sauvé na ay milliers de familles ndaxte producteur boo gis rek lu bootu si ginnaawam kenn xamul nu mu toll donc nag ñun tey dañuy rafetlu kilifa yi taxawaay boobu nu am ñun tamit ma rafetlu sama collègue yi ñoom tamit nga xam ne ménagé wuñ si benn effort ñu ñëpp nu ànd taxaw pour que tey production bi na lii jéego la bu nu teg mais année prochaine objectif final mooy année prochaine léegi yàqu-yàqu dootu day jeex si réew mi. ñu wax ci xëyum ndaw ñi ak jëwriñ ñi nga xam ne wàllum tàggatu gi daan nañuy jagleel nag lu toll ci juróom-ñetti junni ay maître apprentissage yoo xamante ni bi daan nañ leen ni tàggat jox leen ni jàppandal ci fukk ak ñaari liggéey yu wuute fanweeri milliards yoo xam ne dugal nañ ko ci googale sembo ci mbégum ñi nga xam ne daan nañ leen ci boole ci teewaay jëwriñ yi nga xamante ni bi moom lañu dànk wàllum xëy meek tàggatu gi di Dame Diop ñu dellu siwaat ci ànd Cheikh Khadija Ndat Diouf. ay jumtuwaay ñu jox ko lu toll ci juróom-ñetti junni ci ay maîtres d'apprentissage lii di ndimbal bi nga xam ne dafay dugg ci projet bi ñu duppee employabilité des jeunes Dame Diop bi nekk seen jëwriñ andi na ay leeral ci njëriñu projet PEJA ci wàllum artisanat. mais li ëpp solo ci biir projet bi mooy dana tàggat maître apprentissage yi tàggat apprenti yi. mais tàggat leen ci xam-xam tàggat leen ci pédagogie tàggat leen ci nu ñu yore seen yëf tàggat leen ci li ñu tuddee ay compétences de vie tàggat leen ci alphabétisation loolu nag suñ ko defee c'est parce que dañ ci bëgg ñaar benn mooy que suñu ateliers yi artisanaux yi nekk des références parce que président de la République xam ngeen dafa wootee industrialisation de notre économie mais gëm na ne industrialisation artisanat moo koy ëmb moo ko lal. suñu bëggee donc dem ci industrialisation ci niñ ko waxee ci PSE faw suñu secteur artisanal am doole taxaw jóge ci fi mu toll nii dem ci beneen pàcc. projet bi nga xam ne ci ñaari phase lañ ko tëgg dugal nañu ci lu ëpp 1 milliard ci suñuy koppar. def pilote bu njëkk bi 200 ak ñaar fukk ak juróom-ñeent atelier ñu war leen jox seen équipement. gis naa équipement bi fii ci biti ñu joxe fii symboliquement ay des dina des ñaareelu pilote ñoom ñi ngi ciy liggéey mais ñaareelu pilote bi dañ ci bëgg a laal juróom-ñeenti téeméeri atelier ci biir Sénégal yëpp juróom-ñeenti téeméer ñu yóbbu ko ci juróom-ñeenti téeméeri million muy daanaka milliard bu manqué manqué téeméeri million. fukk ak ñaar ci ay métiers yu wute jot nañ ci bile ndimbal. lii nag nekk li nga xam ne dina leen dimbale lool ci seen métier yi ñu nekk. tey ministre bi jox ñu matériel bi pour suñ delloo suñu atelier yi ñu mën ci liggéey def une production de bonne qualité mais aussi jàngal apprenti yi nga xam ne ñoom ñoo ñu ko confier. dinañu permettre pour ñu renforcer suñu production dinañu permettre pour ñu suñu liggéey gën a gaaw liggéey bi gën a am qualité. fanweeri milliards ñu dugal ko ci wàllum artisanat ki ko xamle di Dame Diop waral muy sàkku ci ñoom ñu gën a ñoŋalaat seen secteur bi lee ba nga xam ne xaalis bu ñu ci dugal du nax saay. jaajëfal ko Khadija Ndat Diouf ñu wutali diwaanu Saloum sa département bu Nioro Kër Samba wala daal li nga xamante ne bi nag moo di aw naal woo xam ne day daal di dindi xorom si li nga xam ne moo di suuf si ñu mën koy gën a mën a jëfandikoo li nga xamante ne bi it mooy koppar yi ñu si dugal toll na si juróom-ñett fukk ak benn milliard si teewaay yëpp jël ñi nga xam ne mooy yoroon moom la ñu dénk wàllum ndox meeg assainissement si lël bi nga xam ne moom la ñu amaloon foofee si wàllum comme sa Nioro ñu teewlu ay kàddoom moom Serigne Mbaye Thiam si micro Adama Sarr ak Mbay rek ne ci sama taxawaayu ministère bi yore mbirum ndox ak assainissement wax nañ fi tamit projet de mobilisation ndox mu bari mu nekk fële ci Bao Bolong nga xam ne suñu defulee ndànk xorom si nekk ci géej gi dafay dugg
ba dana am ay suuf yoo xam ne kenn du ko mën a bayati léeg-léeg nga xam ne def nañ ko jamaa ba nga xam ne fleuve Sénégal du dem suñu service yi muy office des lacs et cours d'eau mu defar ci benn projet ñu présenté ko gouvernement bi projet boobu dana permettre ñu mën a téye 1 milliard ak juróom-benn téeméeri million ci ay bërigo ndox mën koo téye te loolu dana bay mën a am ay suuf yu bëri yoo xam ne yi dana fa waat indiwaat bay loolu wax nañ leen ko nee nañ leen nag loolu nag du teew mi teew parce que projet boo xam ne bii juróom-ñetti fukki milliards ak benn ak lu ko topp lay jar du teew mi teew ngay indi xaalis boobu pour def ko waaye ñu ngi ciy xalaat di ko liggéey ci biir gouvernement bi. wax nañu tamit affaire jafe-jafe yi am ci ndox mi ci yenn gox yi ma ne leen loolu seen préfet département Nioro daf leen cee jiitu ndaxte weer yi ci ginnaaw dafa yónnee benn recensement lépp lu am jafe-jafe ci ndox ba mu ko yónnee gouvernement bi. ministère de l'eau et de l'assainissement yónni fi office de forage ruraux ñu wax ak bépp maire dem ci bépp commune seet yan jafe-jafe moo fa am yan saafara lañ koy indi ak ci ban diir lañ koy indi kon boog pour wan leen rek ne lii ngeen nekk da ngeen ci am ndimbalu gouvernement bi dana ci dugal loxo. wax lu jëm si dalu ko réew mi ak yaatal li nga xam ne moo di li ñuy duppee plan d'action national ay kuréel yu mel ni article 19 ONC 3D bëgg see soob loxo yi ñi nga xam ne ñoo di taskatu xibaar yi këru tasukaayu xibaar yi ngir ñu gën a mën a yaatal yooyu lay sémbu ak jubluwaay yi nga xam te ne bi war naa war a gën a taxal lëkkaloo bi dox diggante nguur gi ak ñi nga xam ne ñoo di société civile bi ndaje liñ ko doon gaarale ñu dellusiwaat si ànd seek Mamadou Sy ak Seydina Mbaye. ay organisation yu société civile ñooy weccoo xalaat jëm ci fukk ak ñaari poñ yi nga xam ni jot nañ ko amal ci wàllum engagement ci plan d'action national mbëbët bi nag mooy dem ci li nga xam ni moo di mise en œuvre partenariat pour un gouvernement ouvert. li présenté dafa jëm ci wàllum ubbeeku ci wàllum gouvernance bi nan la ñu war a mën a def ñëpp bokk ci lépp loo xam ne moom la ñuy def ngir mu amal njëriñ askan wi. am na fukki ponk ak ñaar yoo xam ne état du Sénégal ànd ak société civile ñoo ko jëloon te ñu ànd ci nag war koo doxal ngir ñëpp war cee mën a gis seeni bopp. ngir ñu gën a fësal li nga xam ni moo di transparence jëm ci lépp lu ñuy def ci biir état bi lay kii teewal gouverneur bu Dakar di dalal xel ni autorité yi dina def seen kéemtulaay kattan ba daal di respecter engagement yi nga xam ni jël nañ ko. état wu Sénégal jamu at yi yëpp mi ngi teg ay kuréel di teg ay procédures tamit yoo xam ni dafay wane bonne gouvernance dafay wane transparence ci ni ñuy yore yëf yi waa réew mi. président laatu bu jëlee dogal ba nu valider ko bu soobee yàlla état bi ak administration bi fépp fu nu war a ànd ak société civile pour doxal ko incha allah dinañ ko doxal. këru taskatu xibaar yi di élément yu am solo jëm ci biir projet faaw rek nag ñu daal di leen dugal ci biir bu baax ngir rek askan wi gën a mën a xam lépp lu aju ci li nga xam ni moo di gouvernement ouvert. lépp lu ñuy def te taskatu xibaar yi mënuñ ci àddu mënuñ koo tas citoyen bi ci boppam du mën a xam ci lan la ñuy wax loolu moo tax ñu woo leen tey ngir jox leen li nga xam ne moo nekk ci biir mécanisme bi yan ñooy ponk yi nga xam ne état du Sénégal ànd nag société civile teg ci loxoom ni lii fii ak ñaari at bëgg nañ koo jëfee ngir ñëpp mën cee gis seen bopp. bile programme ñu ngi ko teg ci atum 2011 waaye réewum Sénégal mu ngi dugg ci initiative bi ci atum 2018 ci jamono ji nag ñu ngi def ay jéego mise en œuvre bile programme nag mu ngi sukkandiku ñu daal di adopté bile projet ci conseil des ministres. Mamadou Sy di ko jaajëfal ñu wax lu jëm si ndimbal li nga xam ne waa DRFJ ñu ngi koy daal di jagleel ndaw ñi ak jigéen ñi daal nañuy dem nag nemmeeku ji diggante kër Ndiaylo Thiaro yi ba Guédiawaye ci ANER bu Ndakaaru ñi nga xam te ni jot nañoo daal di jotandi si li nga xam ne moo di yooyu lay jàppandal nag ak mbégte mi nga xam ne àndal nañoo ko moom waaye nag li nga xam ne mën na koo jur si wàllum xëy ak susum xëy nekk na loo xam ne war nañ ko mën a gën a yaatal ci ANER bi buñ sukkandikoo si délégué général bi nga xam ne moom moo soli dalam fekki lu ni mel waaye nag ñi nga xamante ne bi ñoom lañu daal di jagleel mbir yi ku si nekk gis nga si sa bopp Seydina Mbaw mu bokk ci bénéficiaire yu DRFJ ci lu muy yëngu nag mooy wàllum transformation fruits ak légumes jàppale bi ko waa DER jàppale nag tax na Diarra Saliou ñoon ak équipe am am lii di ay séchoirs artisanaux bi tax mu mën a tàmbali projet am waaye moo ngi xam ne am na yenn yu des. projet bi moo nekk benn unité transformation de fruits et légumes ay séchage ou fruits tels que mango les mangues les ananas
et autres produits locaux. lu ñu bëgg lu ñaan moo am benn séchoir industriel bi moo am capacité bu mag bu nu amee capacité bu mag du nu mën a jël ay nit lu bari ay jigéen et du nu mën a am benn unité bu mag. boulangerie nag moo ngi tàmbali ay activités am ci ay années 90 ginnaaw jàppale bi nga xamante ne DER jàppale na ko gan jigéen am na ci lu tolloog fukki employé tey jiile bu yeesalaatee boulangerie wam ba askan wi kontaan ci lépp DER moo ko waral. boulangerie bi yàgg na fi mais dafa demoon ba nga xam ne matériel bi màggetoon na soxla woon na pour ñu changer ko renouveler ko léegi nag foofu la DER ñëwee ñoo accompagner ñu jox ñu investissement bu takku léegi ñu mën a renouveler. daal di jënd four bu bees jënd matériel yëpp yi ñu soxla woon mu bees li nga xam ne mënuñu ko woon liggéey yëpp ci boulangerie bi ñu commencé ko muy pâtisserie muy viennoiserie di des pains yoo xam ne mburu mboq mburu dugub. délégué général bu entrepreneuriat rapide nag moo ngi ñëwaat ci ay impression am ginnaaw tournée biile nga xam ne amal na ko ci banlieue bi. dañu wax ni appui technique dafa war a ànd ak appui financier te boo xoolee appui technique mooy li jiitu. te loolu lañu tey jii loolu lañu terrain bi jox terrain bi li mu génne waxuñu waxu finance rek waxu appui technique lañ ñu njëkk a wax loolu mooy wane ni que tey jii askan bi xam nañ ni que buñ la jàppalewul ci appui technique financement bi du mën a dëgër. Kër Ndiaye Lo Thiaroye Guédiawaye di secteur yi nga xamante ne délégué wu DER visité na ko ngir xool tolluwaayu. projet bénéficiaire yii lay nga xamante ne kontaan nañ loolu ci jàppale bi ñu leen di jàppale mu doon ab jàppale boo xamante ne dañ ciy def seen koppar waaye aspect technique bi tamit ñoo ngi ciy bay seen waax bu baax a baax. Mame Seyna Babou di ko jaajëfal mi ngi àndoon ak Mafal Fall ñu jeexal ak tàggat yaram ak xibaar bi nga xam ne juñoon nañ ko ci bopp jotaay bi lay xibaar muy Boniface Ndong mi nga xam ne tekki nañu ndombal tànkam ci bopp équipe nationale bu Sénégal nekkatul sélectionneur ba li nga xamante ne bi nag moo ko daal di waral mooy li nga xam ne moom la ñu daal di jàpp ne defut li nga xam ne moom la ñu doon xaar dëgg ci fenêtre 3 wu élimination wu coupe du monde bi fi nga xam ne mooy jongante yi ñu doon amal foofee ca diwaanu Égypte ak ñaari defet yi nga xam ne am nañu ko benn victoire ba direction technique ba sàkku lu ni mel ñu mujj ko daal di nangu duñu renouveler li nga xam ne moo di contrat am loolee mooy li nga xamante ne bi mooy ndogal la ñu jël ñu leerlu ci ak ki nga xam ne mooy yor wàllum communication bi ci fédération bu basket di El Hadji Mamadou Sarr ci jokkoom ak mi ngi Maram Ndiaye. tout à fait lu am la parce que sànq la ñu terminé suñuy concertation ñu daal di génne bataaxal bi koy firnde décision bi nag décision bu ñu xalaat la bu ñu waxtaane la mu am aussi ay raisons yu du rek juste dernière campagne bi mais l'entraîneur mi ngi fii depuis benn diir daanaka liggéey bi yëpp la ñu xayma xool aussi selon les attentes yi ñu soxla pour lu jëmale kanam sunu basket ñu daal di jàpp ni que ni li gën mooy ñu yemale fi collaboration bi ak Boniface Ndong ba noppi wut entraîneur bi nga xamante ne ni peut-être dina gën a indi ay réponse ci li ñuy xaar ci moom. comme ni nga ko waxee dogal bi moom Boniface Ndong kon naka la ko jëlee ak lan mooy perspective yi jamono ji ci kanam. waaw loolu nag dadul lu may mën a sori lool parce que moom ak directeur technique ñoom ñoo ci waxtaan tout comme balaa muy nekk en poste ñoom ñoo ci waxtaan là aussi je pense que Tafa ci fan yi ñu jëm dina ci ñëwaat. ci ay waxtaan yu gën a yaatu mais gëm nañ ni que ni Boniface patriote la de xam na ni que ni milieu professionnel ci boppam mooy milieu bi nga xamante ne ni lii moo ko caractérisé tey yaa ngi fii suba yaa ngi feneen am na ñu fi nekkoon balaa moom tey mu ñëwoon wuutu leen di ko ñaanal rek fa mu jëm mu jële fa li nga xamante ne ni mooy li gën ci moom ñun am nañu kontaante bu mag ci sunu collaboration moom mais yàlla dafa dogaloon ni mission bi ci la yem. jaajëfal mi ngi Maram Ndiaye mi doon jokkook El Hadji Amadou Sarr bu fédération bu basket jaajëfal leen mbokki si teel bi fii la ñu yëkkatee ñun jotaay bi la xibaar benn jotaay pa xibaar 19h45 lay doon ci kàllaamay nasaraan ak Soxna Awa Diop Sène neskis la total di wéyandi ak Abdourahmane Ly Ganam xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn